Bonne Dress, Tawfekh Couture chez Ngagne Ndiaye. Mor Marque Couture et prêt-à-porter unisexe. Soundscref Studio, Darou Hijab vous offre votre série Jabaru Gorgui. La classe, l'élégance et le raffinement, il n'y a pas mieux que Japari. Une boutique de Paris dans la ville de Dakar. Est-ce possible? Bien sûr, c'est possible avec Japari. Ne vous le faites pas raconter, mes chers. Venez visiter notre structure, qui est composée d'une grande parfumerie. Et oui, des parfums de classe pour hommes et pour femmes. Tout pour un bien-être. Nous avons des bazins Getzner qui peuvent être confectionnés sur place, évidemment par nos propres tailleurs, dans notre atelier de couture, des prêt-à-porter, et même pour les enfants, nous avons une bambinerie pour servir vos petits bouts de chou. Alors, qu'attendez-vous? Je vous donne rendez-vous au 5 avenue Cheikh Ahmadou Bamba, à côté de la clinique Rabi. Le numéro de téléphone 00221 33 824 34 56 ou le 77 935 77 55 ou même le numéro de Paris 00 336 63 97 46 71. Dia Paris, tout est nice chez nous. Darou Rahman électroménager, bienvenue chez Modou Diop ñu gën ko xam ci Pape Diop waa kër Serigne Abdou borom dër bi teewal fi marque électroménager italienne yi ak yu mag yi di Indesit, Roche, Bajaj, Elbi. Pape Diop defaraat na showroom bi ba tarkal macha allah la ñuy wax showroom bi nag da ngay am embarras du choix lan nga bëgg téléviseur plasma wala smart TV téléviseur plasma yi ñuy wekk te rafet lool yanj lool yi di jël internet am nañ ci 32 ba 75 pouces yu mag la indi mi ngi mel ni ku nekk cinéma ay téléviseurs yoo xam ni comme cinéma am nañu tamit home cinéma ak ay baffle yu baax a baax yu neex ba egg ci sonorisation bu mat sëkk am nañu tamit ay TV 80 ba 85 pouces yu am jom sax laay la borom Daaru Rahma électroménager chez Pape Diop et frère am nañu tamit ay ventilo climatiseur mixeur cuisinière yu yanj yoo xam ni yépp dañ ko garantie marque hivernale Bajaj LG Roche Beko Elbi Philips Sharp Panasonic Samsung Onold yooyu yëpp la ñu am bàyyiwuñu dara yëpp ñoo koy commercialiser te nag marque électroménager yi ñoo wóolu Pape Diop et frère ne ko ñun yow la ñu bëgg nga distribuer ñu lii lan moo koy fay congélateur Elbi yi nag Indesit yi nag capacité 600 litres ba noppi nag baax lool te nag du consommer courant chez Pape Diop et frère am nañu ay frigo combiné ak yu vertical machine à laver 6 ba 10 kilogrammes fontaine ak micro-ondes Darou Rahman électroménager 68 avenue Lamine Gueye angle La Périne soo rombé intendance militaire xoolal sa droite rek boo jógee Sandaga après station Shell bi à gauche Pape Diop et frère talibé borom dër bi am nañu succursale avenue Faidherbe Pape Diop et frère da ngay équipé wu ci ay njëkk yu yomb ñu livré la ko foo bëgg ci Sénégal 77 375 80 55 77 375 80 55 wala 77 672 64 38 wala 77 803 13 46 wala 33 842 76 78. lu waay gàtt dégg-dégg xam ni Zo Beauty cosmétique daal mi ngi yëngal àddina kaay leen xool lii mu ñu indil ci ay gamme ngir gën a taaral jigéenu Sénégal rawati nag gentlemen yi fi ne. Venez découvrir la gamme VIP rose gamme bi dindi lépp luy rew ak cere tache noire ak lépp luy tache bu yàgg sa yaram non fu mu ko fekk effacé ko ba noppi bàyyi la tee rose boo xamante ni forum ñu ne la yaa ngi shine like diamond. Look at this bii mooy la gamme VIP marron savon et crème soo koy utiliser lépp luy picc heure ak bépp tache boo doon jàmbat non dootoo ko gisati ci sa yaram góor ak jigéen yépp ñoo koy jëfandikoo. J'adore tes rondeurs xale yi jigéen ñëpp bëgg nañ dégg ñu naan leen sa forme dafa rafet et oui ma la solution est en fait arrivée. La gamme VIP Jongama est à votre disposition kay yokk say hanche say sein ak say fes te doo si gis benn effet secondaire mani la un produit en base de karité lañ ko defaree 20 jours ñaar fukki fan dong laa la may bu la neexee génn commencé njaabu bandeew. Fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty cosmétique ku fi sa tuñ ñuul désormais yaa ko teg sa bopp wutal VIP lèvres rose mu faj sa aajo yow. ñu ngi fii ci Ndakaaru waaye mën nañ la livrer partout au Sénégal woonu gaaw ci 77 127 68 86 ou le 77 067 96 03 Zo Beauty cosmétique mooy sunu choice yow.
Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mame Diarra Déco et appréciez votre intérieur autrement avec beneen level. Mame Diarra Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. waaw kay chambre à coucher bu ne muut ngay am foofu yi xeetu armoire, vase ak meuble de décoration. J'adore les tables basses. ku namm sa kër yaa ngi ku la gis jox la cër daagul nànk ba Mame Diarra Déco nekk Anne Maris 2 en face Ecobank wala nga woote ci 33 832 64 90 wala 77 478 87 28. Mame Diarra Déco, luxe et confort à petit prix. Kamadia Skin and Hair Care vous présente une large gamme de produits cosmétiques, des eaux de parfum authentiques, des produits corporels et capillaires tels la gamme Amira. La gamme Amira est produite en Allemagne à base d'ingrédients naturels et est adaptée à tout type de peau. Ce n'est pas tout, Amira, en plus d'être composé de produits dégraissants, est également un anti-vergeture, anti-cellulite. Waaw, ak gamme Amira, benn jigéen jooyatul, cerne, ras ak réew. Kamadia mooy seen bara parfum bi neexal seeni sëy ak odeur yu neex, senteur cuuraay, parfum oud wala parfum de chambre ba si ànd électrique. Retrouvez-nous à la zone A boulevard Dial Diop ou au 115 avenue Blaise Diagne, numéro de téléphone 78 110 68 69. La décoration dans toute sa splendeur et sa valeur. Soxna Déco Rufisque en face de la gare routière de Djoutibi moo leen di tukkiloo fu soori ak ay meubles yu rafet te am classe. waaw décoration intérieure yu am jikko sa chambre ak sa salon ku ko gis xam ne doo como. Soxna Déco moo fa jaar génneel feemi jeeg pire sax Soxna Déco jàpp si sa combat ak ay cuuraay yu amul fenn yi parfum drap nappe de table xoolal ma vase yi rek hey dama ni yeneen i xeetu baax ñu ngi lay xaar. gaawal gaaw neexali sa sëy. neexal sa sëy dafa gën a yomba ci sax ak ay épices Soxna Déco. épices yu naturel neex te saf sap moo xam pour sa togg kër wala xew. alors n'attendez plus, appelez le 77 537 08 12 76 553 02 74. Soxna Déco mi ngi nekk Tëngéej jàkkaarloo ak gare routière bu Djoutibi. doom day lan la yii sa kanam bi moom ne neexuma ma dama jaaxle sax lan la. jaaxle rek. looy jaaxle. Kañ Fall. xam na lépp. lan la. xam na vérité bi yëpp. Kañ Fall xam na ni kenn ci sama doom góor gu juru leen. lan. jigéen ba looy wax ni wax moom fu ma xamee loolu. ak kan moo ko wax ak fan du ko yëgee. nga foog ne su ma ko xamoon dinaa jaaxle nii. waaye loolu kan ak kan ko xamoon. yow. Nanette. ak papay xale bi. xam ko mësu koo naanee ndox. mësu koo yëg. xaw ma kan moo ma topp di ma siiwal ak di yàq sama der. te moo ma jaaxal man. noo jaaxal la man la jaaxal. alors que kenn rek xamoon na ko nag. si avocat bi ma jëloon bi. waaw kooku yëgoon na ko. waa léegi nag moom dalay chantage. non chantage yu ma mais dafa ne naa sëy ak moom mu jox ma information yi. te xam nga Karim du nit. Karim ku ne ci dëkk bi rek am na ci yow ay information koo yaakaar. nee na ma am na ay information ci maître Ndaw faaw ma sëyal ko mu jox ma leen. léegi yow loolu lan nga ciy xaar pour sëy ak moom. waa Rama. Jeena ba yow kañ nga mel ni. yow lii nga bëggoon xanaa xamoo yàlla dalaa faral te xamoo ko yow yàlla daa far ci sa camp
Rama nangul ba ca yàq ba sëyal ak moom ba mu baax lépp lu maître Ndaw def suba ba ngoon jot ak lu mu defoon nag lu passé lépp nga xam ko teg ko ni ci sa loxo enquête xale bi kii boole da nga use maayinam enquête ko xam lépp toog ci nag xoolal jeena ba yow laay wax la wàccaatal bul yéeg gis nga nante dëgg fii lay waxee fii laa bëgg nga waxee bul xalaat appliqueel sëyal ak moom dafa mel ni sa ndof gi daa commencé dem man musuma dof noonu da ngaa naan say doom doogay ñëw yow fu ma bàyyi xam nga lu ma bëgg li nga wax loolu la sëyal ak moom amul dara loo ciy xalaat yow tey jii boo sëyee ak moom xam li nga war a xam lépp ba pare daal di ko ne futtu ci biti abal ma waaw parce que nag am na ay preuve yoo xam ne si mën na détruire maître Ndaw mais 48 heures la ma jox xam nga ma woo ko wax ko woo ko waaye yow boo ko wooyee wax ko ay wax yu neex ay wax yu nooy ay togg yi xool sëy ak moom di ko togg yu baax di ko nebbal di ko def yu neex xam nga xamuñu lekk lu baax waaw kay te xam nga ay xale lañ seeni moroom yi xale lañ nekkal xamuñu fóot caleçon sous-vêtement genre comprendre nga duñ def cuuraay yu baax duñ def dara lay def appliqué lu woo ko allo Karim ça va moo def waaw dama laa soxla woon bëggoon nga ñëw fi waaw boo fi mënee ñëw ci kanam après timis waaw maanaam bisu la la wax nee ko yow it biso bu la nee zatem nga ne ko zatem nga naan lan kaay ma wax la nag fi mu toll nii da ngeen a toll ci match bu garaaw yaa ngi dégg il faut nga liggéey ak moom lu leer naññ. nga xam naa ni si fi mu ne ñu ngi toll ci dugal gañe waaw kay il faut ngay dugal di gañe instant bii nii gis nga boo ko deful yu neex di ko wax yu neex pour nga am information dina jafe xam nga li ma la wax dofoo nag xamal li ma la wax yaa ma gën a xam. waaw noonu rek la teg ko ci sama loxo. Merci. Très bien. Merci. waaw mais lii di gili moom ban tànk moo koy fecc non wax ma rek ban tànk moo koy fecc ma poñ lu neex. yow ñu ngi sérieux sax. ci loo nekk. ça va ñu ngi. ça va yaa ngi am jàmm. sant alhamdulilah. sa famille. lan la. kañ nga fi suus bu rëy ba mën a ma jàkkaloo di ma xool ci bët. waxal ak man qu'est-ce qui se passe. xalaat naa. xalaat nga d'accord naa. non dégguma nga ni. mais d'accord naa. lu bii. lu yuuxu. nga ni nangu nga nekk madame Fall man ak yow ñu sim suñu mari ngaañi. alhamdulilah. at wuy ma xoolal mais bu ko fi wax loolu def su baax ba pare ñëw naan mais moom foo ko déggee cat la bu si dugal dara ma chérie. nga déglu ma xam nga faaw ñu mayante temps faut qu'on se donne du temps pour mieux nous connaître gën a ñemente gën a miinante. du temps comme lan yow li ma jot a xam doyul d'accord mon problème boo bëggee dinaa la jox liste question boo xam ci man na ma ko posé ma tontu la sauf que nga bëgg tester. yow gis nga man boo bëggee ànd ak man da ngay tolloo man mature bàyyi sa yi ngay def. mais jàpp ni tamit loolu tamit mënul ñàkk ci relation puisque nanguloo bàyyi ma takk la xanaa des fois nag daanu jàddu koñ ma sarsarale mbaxtalu. yow da nga vulgaire xoolal su fekkee sa yii la xoolal ñu daal di ko fii. dégg nga baax li ma la. attends pourquoi yemale
Dieyna ay magum jëm lañu bu ñu naxante yow xam naa ne def nga 4 mois 10 jours sonn nga boo ko waxee boo ko waxul dama lay rendre service rek balaa muy xat boo ko waxee boo ko waxul namm nga ko mais bu dee bëggoo ko dégg aussi dootuma la ko wax mais quand même xanaa ñu jëfe ko bokk mën naa raay ba mu set sama gaay nga sama xarit nga xoolal bari dara xam nga loo bëgg nga teresal ma sama karawu dënn bi teres bu sew boo xamante ni du neex a firi te bu ko yaram jógal jógal bu tëddee fii sama doom ñi bettuñ fi lan lañ leen di wax mais loolu occasion la nga wax leen kii mooy seen beau-père seen futur beau-père sax nga leen di wax Karim Fall dëgg ma ko bañal gis nga man sama doom yi sama ay nawle lañ bien que maa leen ju waaye dama leen di nawle woo am na yoo xam ne duma ko nangu dama ni dañu war a miin xam ni damay doxaan seen yaay te kuy doxaan di nga jaaxal yow it nag waaye yow nga wax ni yaa ngi koy xalaat jege si kan jege si yéegal ni nga jege si waaw la ma la bëgg laaj oui information yi fan nga koy jëlee si yow rek wala si maître Ndaw ci man xoolal un bon journaliste ne révèle jamais ses sources loolu moom wax la rek waaye du dëgg dama ni li ñuy wax bu dee dëgg la teel ma wax ma xam ban tànk lay feccee xam nga yow da nga nar a nekk suma soxna te dama la war a protéger war maa ngi yow war ñu nëbbante dara lépp lu nekk sa dënn bi danga ma ko war a wax ma protéger la taxawu la soutenir la du dëgg j'en suis sûr problème amul problème man léegi dinaa la may temps parce que xam naa ne ñàkk ma miin la ak ñàkk ma xam kese la te ba ma miinee da nga xamante ne aw ma benn problème te man dama bëgg jigéen dama yërëm jigéen dama xam jigéen te dama mën jigéen yow it te nag leen dinaa la ko wax de information bi boo sàgganee ba Maître Ndaw teg ci loxoom dina la détruire yàq la à vie te si boobaa du ma la mën a protéger parce que waxuloo ma ko à temps d'accord c'est bon xanaa mën nga ma jox benn bis bon bàyyi si ngay def waaye tamit nag yaa ngi tàngal sama yaram ba mu tàng jër sosuma comme courant waaw d'accord c'est bon kon man bàyyi ma ñëw dem lii tamit àq la de non àq la de ah waaw bàyyi ma dem d'accord ma dem wala ma donc la allô oui maître tout est nickel Guel bi elle commence à me faire confiance mais ma juste une semaine ma détruire ko ba kenn dootu ko jëriñoo ñu doog ay attaqué nag Kaaw Roqaya Mbuub je te jure newoon naa ko su ma la jàppee ba bàyyi la Guel bi su ma paree ci moom non mais on se capte plus tard c'est bon. Ant. waaye xanaa lii nag mooy kenn këram. kay tëdd nii ñu waxtaan. soo dalumaa tëdd. waaw duñu waxtaan. dalumaa tëdd. kon bàyyi ma jóg. waa sama ndawle. noo def. maa ngi nii. yaa ngi ci jàmm. naka affaire yi. ça va xam naa ne di nga ne kii lu may doyee. man kay dama woo téléphone rek ma bàyyi la ma doon def rek daw ñëw xam nga damaa mën a dox dama doon doxi heure bi waaye yow man may dox heure bu ne. Ibrahima dina la rey. dina la rey dina la rey. xam nga kan moo fi ñëwoon. kan la. Karim Fall moo fi génn léegi. lan. Karim Fall. léegi nag. ma ni ngëmloo ko ni ko dinaa ko sëyal. ñaaf. waaw. léegi. xam nga Karim. soo ko xoolee. da ngay xam ne dafa am ay information. am na lu mu xam waaw.
daal di ciy toog. moom ban information la war a am noonu. non kooku da ngay xam ne il est trop confiant. dafa am confiance ci boppam waaw. te loolu foo ko gis rek da ngay xam ne borom am na information yoo xam ne ni si. yaa dee noo di daal. dafa am lëmati ko. jeena ba est-ce que xam nga jot na nga lëjmat ko càmbat ko ba xam moom lan la xam ba toog ci nga récupérer ko toog ci yow it. bàyyi ko sama fiche man rek. xanaa mel na ne si enquêtrice boobu. kenn loolu moom du dara. loolu de xoolal du doon kaa. léegi ma lijjanti ko teg ko côté. yow laa gëm. waaye yow man waxuma la loolu. suñu doom ji anam man bi mu ñëwee ba tey man dama koo gis a dee. vraiment génn fi ci ngoon. xam naa nag daa dem kër xaritam boobu ba léegi ñëwagul. nga boo tukki jee ba ñëw rek. waaw nga bëgg a seeti sa xarit yi ku ci nekk dégg nga yaa ngi ñëw il faut nga seeti leen. waaw tamit dëgg la. waaye mbaa yaa ngi waaj. xam naa ne moom dafa nekk ci waajtaay man moom takku naa ba dëgër pare naa. waaj moom ndànk rek. parce que waaj yi tamit dafa xaw a jël ay distance am daal. lu ko jaral loolu. xam parce que waaj yi daal man comprendre wuñ ko. waaw ndax bi mu waxee maa soxna ba léegi xam nga gisuñu ko waaye leen de naa la ko xamal. ñoo fi digge woon 15 millions. ak i oto. ak i boyetu oor. te faaw andiwuñ ko. ma leen baax. waaye déglu ma gis nga bu ko indee ba pare. bu ko neexee moo xam 1 mois moo xam 1 an de mariage loolu sama yoon nekku ci. ndaye ma ko digge daal naa ko encaissé ma. man waxuma la loolu. léegi nag yow doo yëngal say butéel def say yëf. xoolal waxuma la butéel waaye si woo kopp ak paan ak lépp luy def rek danaa ko yëngal. ba sëy bi am. ñun suñu yoon nekkul ci 1 mois baag la ca des xam nga affaire bi lan la ñun nanu encaissé lim ñu dikk te ba pare xoolal waa ji su ko neexee bu ko takkee 5 heures ci ngoon 6 heures ci ngoon na ko fase ñun na alal ji dugg rek. encaissé kese nanu encaissé rek ñun. na nga na ko takk tëddal nii toog tëddi lan. waaye doo tëdd nga naa ma tëddi la. damay eggale sax la ma doon def damay dem. foo jëm man damay dox rek tooguma guddi tooguma bëccëg dox rek laa fi nekkee maa ngi nii. xamal li lees wax. yow moom fajaru nga ñu di am fi nga fanaan. waaw et sans gêne. loo bëgg ma wax la ko Dieynaba fii laa fanaan lan la woon. loo fi def. yow sax nga ma laaj ma fi def. waaw. bi nga defee li ngay def ba pare xalaatoon nga ma bàyyi fi Sadia moom kese. man mii laa lu ma def. ki nga engagé mu ñëw tiital si Sadia. engagé mu tiital kan man su ma bëggee tiital Sadia duma engagé nit mënal naa ko sama bopp loolu nag xam naa ne invention am la di rek. Dieynaba danga ma bëgg a wax xam loolu xew ci kër gi. yàlla xam na ne yëguñu ko. waa ji dugg fii. yow lan la loo may xoolee lu xew. dafa am ko dugg ci kër gi keroog bi Sadia génnee gis ko ci la waa ji daw. dugg fan. fii. am ko dugg fii keroog Sadia gis ko mu daw. kon looloo waral sa yaay di ñëw sa tante di ñëw monsieur Ndaw di ñëw ku nekk di dugg ak a génn leer na ma ni defati na ma ni nam inventé puisque loolu mooy jeu favori mu daal di koy def. Dieynaba tu vas vraiment me faire croire que li xew ci kër gi yow xamuloo ci. Sadia ban intérêt la am di inventé lii. xam nga lan la ndékki laa ngi ni puisque da ngeen a tiit seen biir daa rëy comme fa ngeen jóge amul lekk leen ko.
kontaan naa nag vraiment. maa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. alhamdulilah. naka yi tey. sama doom bi namoon naa la nag trop. maa ngi jégalu de keroog de bi ngay ñibbi daf fekkoon may nelaw. waaw moo tax bëgguma la woon déranger. waaye nag bi ma yeewu yi li ma fekk neex na de loolu dafa bari. ah yow tamit ñoo ko bokk. ah billaay bari na nag. yaay sama yaay. wallaay loolu am na. loolu du changé. macha allah. bi ma joxee it loolu ba pare. wax na ma li nga xam ne loolu nga ko wax. ñu ne ma daal Ismaël ne dafa bëgg jabar. waaw wax dëgg yàlla tata yow umpale woo sama diggante ak Aïcha dafa yàgg daanaka plus de 10 ans am naa ay sentiments yoo xamante ni yu dëggu la sama diggante ak moom moo tax bi dëgg jotee daal j'ai pas hésité ma ñëw fii j'ai pas essayé aussi de tourner autour du pot ma wax lu nekk sama xol pour ñu mën a def farata waaw loolu daal moo nekkoon sama kàddu yu ma ko bàyyi. man daal bëgg naa lii ci góor boo gisee di nga bëgg da ngay jëmbat fulla ak fayda lii moom bëgg naa ko ci góor ah ndax nag wax dëgg yàlla ngay xale bu yaru nag xale bu teey te dal xale bu am sutura ndax bi nga dalee fréquenté ci kër gi ak léegi yaa ko wax léegi ëpp na 10 ans boo meloon neneen duma la bàyyi nga continuer di fréquenté ci kër gi waaye yàlla moo dogal man ma bëggal la sama bopp te it Aïcha xale rek la ma sàkk sax wax la dara balaa muy ñëw xam naa ne réponse am moom mooy pareegu ma waaye ma lay ñaan dara bul teggi sa tànk bul bàyyi bul mës a abandonné insister xam naa Aïcha bu baax maa ko jur man gëm naa ne boo insister di nga am li nga bëgg ci moom. tata moom loolu moom je pense que bu si am benn inquiétude ndax man sama mbëggeel si Aïcha dafa nekk lu dëggu mooy li ma wax léegi donc je pense que patience bi moom du nekk problème dinaa ko mën a xaar waaw autant de temps qu'il faudra attendre dinaa xaar. alhamdulilah yow sois patient rek ndax nag wax dëgg yàlla man de bu desoon ci man xam naa ne tey loolu tëdd ci lal te amoo soxna ndax li ma la wax sànq rek man maa la bëggal sama bopp. ah yal na yàlla mottali. samay intention c'est noble moom je veux juste la rendre heureuse loolu kese laa. alhamdulilah. Comment tu vas? Ça va. Tu as bien dormi? Oui, bien. Mais yow ku la bàyyi nga indi petit déjeuner au lit. J'ai rien dit. Monsieur. Da ngaa jógee de. Nekk. Merci beaucoup. C'est gentil. Après nga ndekki ba pare. Waaw yow dégg naa la ngay wax de. Jeyna bala. Comme d'habitude. Mais tu sais quoi? Neen yëgul li xew ci kër gi de. Li loolu? Loolu la ma wax. Jeyna ba dafa mën weddi. Mën na def lu rëy ne du moom. Xam naa ne moom la man gawuma ko de. Mais li ma koy yëpp nag gëm naa ko. Pourquoi? Dama xam ni Sadia te ni ma ko xoolee ni mu réagiré elle a été surprise xamu ci dara. Ce qui veut dire que c'est évident une personne étrangère est entrée ici. Dinaa changer cellule. Pour lan? Moo gën a wóor. Maître engagé na ay gardien. En plus ils sont incognito kenn xamu leen xamuñu ne fii nañuy liggéeyee. Loolu wóor na. T'inquiète pas dara la sa xel. Ah c'est très bizarre. moom depuis démb mi ngi woote ndeysaan. moom nag nit ku baax la ndeysaan. baax kay. léegi yow lan ngay def. dara. waaw dama yëg a bàyyi si nee naa la waxam jotagul. yaay ba aussi. mënu faale sax. waxam du léegi. mais dis-moi sangoo nga saafara yaay indi. fàtte. bon laalaguma ci benn sax. Sadia. sangoo ko yow tamit. mi ngi fi ñëw mel ni kuy seeti mbër indil ma bouteille yoo xam ne tey su ma ko commencé woon sax du ma pare. loolu fu ma koy sangoo. ça te coûte quoi rien du tout. man je sais gëmuloo yooyu mais il faut que tu te protèges yow ak sa doom. bon d'accord je vais faire un effort. rien du tout. dinaa ko commencer. bon ma bàyyi la nga ndékki. ah ça m'a l'air très bon de. mënoon nga togg de xaw ma nag defar ay affaire. baal naa la ndékki ma jaay saa. waaw d'accord. à tout de suite. ndékki nga yow ba pare. ah. T'inquiète pas loolu laay def. alhamdulilah. yàlla baax na. waaleykum salaam. naka mu. nice. kañ nga ñëw. yàgguma fi léegi rek. ah d'accord. yow xanaa yaa doon egsi. maa ngi nii soobee dem. baax na xam bàyyi la ngeen waxtaan. D'accord merci tata.
si loo nekk. maa ngi si nii. maa ngi si jàmm. lu bees. ça va tranquille. naka journée bi. ñu ngi nii rek ñàkk solo. ça s'est bien passé. ma ne maa ngi nii di waaj a dellu. kañ. vendredi bi incha allah. non mais loolu jàmp na de yow tamit. ah bon yàgg naa fi nag de pour ay vacances rek. yàgg naa fi trop. mais sinon li ma la waxoon xalaat nga si. non. Aïcha toi aussi. Ismaïla bàyyi noonu waaye yow tamit nag. ah mais loolu bëgg ma def. Aïcha tamit loolu xam nga ni mënuma ko bàyyi mu sedd. yow man yow laa bëgg te su ma sañoon suba ñu sëy ma ak yow donc j'ai pas le choix il faut nga leetu ma wala nga firi ma. Ismaïla tu sais bien que je t'aime bien t'es une personne boo xamante ne dafa sori ci man te loolu du tey mais xam nga ni sama diggante ak yow mbëggeel amu si ba ñu war a mën a sëy. yow waxal yow yaa ma bëggul mais yow tu sais que man donc je t'aime. ay seen yoo koy. Aïcha écoute yow da nga sori si man te loolu du tey yàgg na te boo gisee ma porté sama choix si yow du décision bu ma jël à la hâte c'est mûrement réfléchi amul benn jigéen ci kaw suuf boo xamante ni bëgg naa ko comme ni ma la bëggee j'ai tout fait nag j'ai essayé pour t'oublier mais tout me ramène à toi su ma sañoon nag nga xalaataat bu baax balaa ngay jël benn décision. mais attends règle yu mel noonu de quoi tu parles. écoute je vais pas tourner autour du pot ma lay wax dëgg bi après soo ma siy jàpp nga jàpp ma si boo may bàyyi nga bàyyi ma. à ce point. il y a cela quelque temps j'ai connu une fille quand j'étais en France et elle venait souvent me rendre visite dans mon appartement ñu toog ba si yàgg mu annoncé ma ni dafa ëmb boobu j'étais carrément jeune j'étais perturbé xaw ma lan laay doon def je lui ai proposé d'avorter et le pire c'est que man maa jël xaalis yónnee ko defal ko virement pour mu def avortement et après elle a plus eu de mes nouvelles ma daw ko carrément depuis lors et franchement nekk na lu ma metti parce que j'ai regretté vraiment mais boobu j'étais jeune je savais pas quoi faire aujourd'hui elle mu ngi fii Sénégal ñibbisi na j'essaie de la revoir pour lui demander pardon aussi jégalu sama borom mais moom mënul fexe ba baal ma nee na elle veut plus me revoir même en peinture tu imagines comment c'est difficile. en tout cas c'est délicat de parce que bu demee ba nga proposer ko avortement franchement là t'as gravement fauté mais bon du ma fi nekk di la jox ay leçons de morale parce qu'à te voir je sais que tu regrettes la situation lenn li ma la mën wax kay mooy ne lâche surtout pas insister tant que tu peux quel que soit le prix waxal ak moom ba mu jéem la baal parce que quand même li nga ko def rëy na trop jéem ko jéggalu et aussi nga continuer di jéggalu sa borom parce que voilà erreur bu mag la. Si je te dis tout ça c'est parce que dama bëgg suñu relation basée aussi confiance je veux que nga am confiance ci man aussi pareillement moo tax je te déballe tout du ma la nëbb dara tu vois donc yow tamit je veux que tu fasses autant que lépp lu ñuy def ñu siy waxtaan ñuy déggoo ci kàddu te di waxante dëgg tu comprends léegi nag je vais essayer de tout faire pour que qu'elle me pardonne et que ma jàll ci beneen page ak yow je veux ouvrir un nouvel chapitre de ma vie mais xoolal ak toi rien que avec toi s'il te plaît je veux que tu penses à ça tu y tiens vraiment. D'accord.
waa ko góor depuis 2005 ba léegi ñu di ko wër waaw ki jam lii Sadia la lii sorcière de elle va m'entendre